jërëjëf Mouhamed comme ni nga ko waxee présentation bi yaakaar naa leer na xanaa yokk si rek ne moom Macky 2019 2012 autant pour moi ci fa la bokk aussi muy ci wàllu politique waaye ba laataa loolu dañuy commencer si wàllu li nga xam ne mooy wàllu éducation ndax jamono ji kat xaw na yëngatu lool ak li nga xam ne mooy sujet bac blanc bu amoon fële ci Rufisque ñu proposé si benn sujet boo xam ne si anglais day wax ci mbirum góor jigéen mu xaw a indi daal jiixi jaaxa bu bëree bëri ci réew mi ban explication nga ñuy indil ci wàllu boobu. waaw jërëjëf maa ngi nuyu donc ñi toog ci plateau bi yëpp xanaa ki njàng la sant. Ndoye. Ndoye waaw moo tax ñi sant Diagne. waaw xam naa ne beñe bi nag saa yi mën ko ci gëbel tuuti. waaw ba ndax dugaloo si poos yi. man laalu ma ko wóor naa am voilà. waaw di nuyu aussi internetu Seneweb yëpp. jërëjëf. di wax ni xam nga école bi dafa am ni ñu ko sampe am nañu ci réew mi la tas am nañu 16 IA am 59 IF am nañu 10 000 lu ëpp 10 000 écoles élémentaires lu ëpp 4 000 collèges ak lu ëpp 300 lycées donc bis bu nekk ñu nekk 4 millions d'élèves ak 97 000 enseignants kooku population la donc daanaka population Dakar la donc chaque jour dafa am yu fay xew nekkul aussi ni yi xew yépp ministère bi da ko yëg à l'instant c'est pas possible parce que même examen blanc bi nga xam ni dañ ko organiser Rufisque su coow li amul woon man mi porte-parole ministère du ma xam ni sax examen blanc am na foofu donc loolu pour wax leen ni donc ministère bi nekkul loo xam ni c'est un monde donc nekkul géré chaque jour il se passe des choses yu nit ñi yëg ak yu nit yoo xamante ne bii yëguñu ko lii nag bi mu amee wax dëgg yàlla bett na ñëpp ndax wàllum homosexualité mun ñu ko jàngale ci suñu l'école yi ndax loi d'orientation donc 91-22 nanguwu ko sunu lettre de politique sectorielle nanguwu ko ndax njàng bi li ñuy jàng ak li ñuy jàngale ci biir l'école yi dafa war a dëppoo ak suñuy diine dëppoo ak suñuy aada dëppoo ak suñu cosaan te ku ne xam na ni affaire góor jigéen dëppoowul ak yooyu ma fi ci Sénégal bi mu amee nag état ministère de l'éducation nationale li mu war a def na ko def nañu enquêtes yi avance nañ trop daanaka identifier nañu donc fii mbir bi jóge daañu ko topp jël ay sanctions bu ëllëgee lu mel ni moom kenn dootul xalaat def ko. fan la mbir mi jóge ngay junj rek ne daanaka xam nañ ko fan la jóge exactement ci professeur la wala fan la ci tànneef bi nan la demee noonu. waa ci ñu ko doon valider la jóge mais comme dafa nekk enquête te ñu joxe ay demandes d'explication ba ñooñu ñi ngi tontu fokk ñu xaar loolu kii pour ñu doog a avancer ci ay tour wala ay sant. dinañ ñëwaat ci tànneefu examen yooyu noonu mais laataa loolu ndax gis nañ ne fan yii yëpp mbirum góor jigéen dafay indi coow lu bari mu mel ne lii ñenn ñu ci askan bi ñu bëri jàpp ne genre ballon de sonde la doon rek pour xool natt ba xam fu Sénégalais yi toll ci mbirum góor jigéen. waaw xam nga gis nga ñoom ils sont bien organisés ci monde entier. ñoom góor jigéen monde oui mooy xam na ko ndax bu demee ba Obama di porter seen combat wala def naa trader bu premier ministre Canada di porter seen combat c'est-à-dire ñii dañu am doole c'est-à-dire ñoom dañuy chercher un espace vital dañuy chercher à ce que ñu légaliser leen donc bu yombul parce que foo xam ne da nga am pouvoir am xaalis boo demee même les plus grandes institutions Banque mondiale FMI fu ñuy lebalee xaalis réew yi foofu yëpp ñu am fa ay ramifications kooku kuy xeex ak moom war nga pare donc il faut que Sénégal xam ni mbir moomu dafa nekk ci àdduna bi yëpp ku ci ne nag yaa ngi xeex ak ni nga ko war a xeex heureusement sunu président de la République li mu ci wax
leer na nañ. mais nag fii si Sénégal dafa mel ni jamono yi ñu toll daa mel ni ñii leen di défendre ñëpp dafa mel ni Sénégal moo leen doon résister fi mu toll nii Sénégal mooy xaw ma nu ma ko mën a tuddee mooy maanaam daal foo xam ne war nañ faa insister parce que pays yu bëri gis nañ ne ñoo gën a am souplesse sax Sénégal ci wàllu boobu est-ce que tamit nekkul ne xeex bi tamit ñoom dañ ko jëmale fii si suñu réew ndax lu ñu leen di résister. waaw c'est dëgg la parce que xam nga Sénégal aussi réewu diine la réewu diine te Sénégal lépp loo bëgg a expérimenter ci sous-région bi am ci Afrique boo ko fi jaarale su jàllee rek après dafay jàll donc moo tax porte la bunt la mais nag ñun ni ko président wax kenn parewul pour nangu affaire góor jigéen muy dugg fii dañuy sonal seen bopp rek parce que président bu ko fi nangu woon bu suba si suba gi bu ngoonee doo fi yendu parce que am na loo xam ne sénégalais yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu gannaaw ëllëg mais nag affaire góor jigéen il faut pas que ñu penser que lu doog xew la xam ne ci jamono yonent yi am na ay yonent yàlla lóot mais yàlla dafa tukkal àdduna sax ndax affaire góor jigéen loo xam ne dafa mën a tukkal àdduna foog ñu taxaw ci bala mu tukkal àdduna bi voilà. ñu ñëwaat ci tànneefu examen yi ndax yaa ngi wax ne c'est vrai que benn partie boo xam ne la xëj na ministère mun na koo ñàkk yëpp mais bii examen boo xam ne la dafa jëloon ñi nga xam ne département la yëpp. kon tànneef bi waroon na mën a toll foo xam ne ba yenn yu mel ni du mun a échapper ba dem ci salle de classe yi. si loolu sax mun nga ñëwaat un peu ci tànneefu examen yi. tànneefu dossier yi nan lay demee. waaw ni ñu ko war a examen blanc xam nga académie. xam nga sànq am nañu fukki ak académie ak juróom benn Dakar moo am ñett am na Dakar am na Pikine Guédiawaye am na Rufisque affaire bi Rufisque la xewee académie dañoo am autonomie li ñuy wax aspect pédagogique maanaam ci waru jàngale bi am na ay yoo xam ni ñoom dañuy jël seen responsabilité ñu def ko parce que moo tax IA bi décidé que dañuy def bac blanc amul feneen après ñeen dañuy def xam nga bac blanc bi aussi ñiy jàngale ñuy proposer sujet yi donc ñoom dañuy proposer sujet yi c'est des profs bon comme ñii anglais ñii maths ñii français ñi leneen bu ñu ko proposer yónnee ko IA am na instance de validation boo xam ni ñu ngi ko logé ci CRFP maanaam centre régional des personnels d'éducation bu Dakar. boobu ñoo def ay commission ñu xool sujet yi mais sujet bii ñu ci li ñu ci xam pour le moment sujet bii bokkul woon ci ñeent yi ñu tànnoon dañ ko cee dugal donc. ah bon ah oui de. ñoo xam ne nekkul sax yu. professeurs yi proposé dañ ko cee dugal. ay góor jigéen wala ñuy soutenir góor jigéen. non xam nga tamit bu fekkente ni bi da nga nekk responsable. ñu def enquête da ngay bañ a gaawtu mais daal ci information yi ñu am àll fi may wax ak yow nii. sujet boobu bokkul woon ci sujet yi dañ ko cee dugal donc. bu ñu demee xëy na fii ak parce que ñi ñu war a entendre te leen di entendre pour xam qu'est-ce qui s'est réellement passé. mais daal li wër te wër mooy les collègues n'avaient pas choisi ce sujet-là. loolu moom leer yan daan lañ ci mën a xaar ci ñu du def loolu noonu. waaw xam nga mën nga dem ba ñu relever say fonctions parce que lii lu dangereux la parce que mën na yëngal réew. am nañu ko doon waxee Tëngéej mën nañoo génn dem songu yaaba parce que ñu bëri xam nga lu bëri léegi ñu bëri dañuy profité ci affaire yi pour siiw pour am ay buzz ak yooyu. moo tax mais problème su amee rek dañu war a dal mais commencé dal yi bëgg nekk ci rajo yi bëgg nekk yi te ñu koy wax ñu ci bëri amuñu benn moral non aucune moral. ñu bëri ñuy wax loolu. fii di wax di xas nit ñi amuñu benn moral. xanaa ay syndicalistes yi ku ci mel ni Dame Mbodj ñoo tax ngay wax ndax bokk na ci ñu gën. du ma tudd mais Sénégal fii léegi ñi waroon a noppi rek ñooy wax. et c'est bien dommage. presque tamit foog ñu def attention ci yooyu. waaw bala nga diglee kii sangu yow da ngay fekk nga set. voilà voilà Mohamed xam naa dañuy ñëw ci plateau bi rek nga continuer ci question yi ndax mun nañoo aborder report examen yi ak yeneen yu ci balaa ñoo dugg ci wàllu politique. bu fekkee am nga laaj ma bàyyi la rek nga laaj Mati boo amee laaj yóbbante ma ko. maa ngi nuyu suñu gan bi di ko dalal bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy émission Bës Set tonto di ko fi mu daanalee foofu rek lay poser sama question mooy que ni report examen yi est-ce que ministère bi jël na disposition yëpp yi nga xamante ne moo ci war parce que tamit Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne dafay inondé rawatina Dakar donc est-ce que sóoraale ngeen zone pluvieuse yi nga xamante ne bu nawet bi ñëwee dafay fees parce que bu ngeen reporté tamit examen yi kii nu mu tëdd sax ouverture des classes yi. dafay daal di sori parce que bu demee ba août
élèves yi duñu am vacances est-ce que jël ngeen li nga xamante ne mooy disposition yi war. waaw xam nga daaw examen yi dem na ba septembre donc organiser examen ci ay nawet ministère bi dëgg-dëgg mën na ko xam nga boo demee sax fi mousson bi njëkk a duggee muy zone sud bi sud-est jëm Kédougou Casamance Tamba foofu la taw bi njëkkee mois de mai day commencer taw donc loolu moom lu ñu mën a organiser la te it il faut Sénégal ñu xam ni taw dafay dox ay yitteem ala kulli alin donc ñun ñoo war a adapté wu boo am ay dëgg boo demee Côte d'Ivoire Cameroun ñooñu Afrique centrale ñooñu dàq taw fuuf. ak Guinée gii. mais ak Guinée mais dañuy dem ñuy dox seen soxla. daaw organisé waaye école yi du inondé de loolu. tamit beneen problème non mais xam nga boo seetoon école yi inondé Sénégal wax naa la am nañu 4000 plus de 4000 collèges plus de 10 000 lycées plus de 10 000 écoles élémentaires et plus de 300 lycées. écoles yi inondé Sénégal matul 100 mais dañuy jël benn école rek daal fi way écoles yi inondé nañ nangam. mais loolu aussi il faut nit ñi def attention du école yi ci Sénégal yëpp ñooy inondé kooku moom na leer ensuite du école yëpp aussi dañuy def examen yéen xam def ngeen examen ci ay centre la donc souvent li ñuy agir d'abord li ngay njëkk a agir mooy ci le choix du centre parce que boo fekkee foo xamante ne bii day inondé mais du sotti daaw par exemple organisé nañ benn examen fii ci Pikine ñu wane ndox mu dugg fa li tax ndox mu dugg fa. amoon nañ ci ay images sax. waaw li tax ndox mu dugg fa. du école bi. mais population yi dafa taw ñoom ñu inondé dem bët muru école ba ndox mu dugg ci école bi c'est ça qui s'est passé mais kenn du fekk responsabilité nanguwul nga dem fekk école boo xam ne fii bas fond la nga fay organiser examen kooku moom responsabilité mais daal vraiment bu dee loolu moom na seen xel dal incha allah daañu organiser examen dinañ jël mesures yu si war. voilà jërëjëf Mohamed Atia bu amee beneen question rek. merci beaucoup ma jox Aïcha Thiam. bon monsieur Diagne ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci plateau bi man fi Astou daanee foofu laay rebondir parce que boo seetloo période nawet dafa am kër yoo xamante ni ndox bi moo leen di nangu te d'habitude ci école yi la ñuy def seen abri provisoire donc bu nekkee loolu ñaanuñu yàlla mu am mais bu nekkee amaat na ngeen repousser examen yi bu boobaa lan mooy nekk matuwaay. nous généralement mois d'octobre lañu daan nangu lañu daan évacuer nit ñi ci l'école yi problème bi ñu am du examen yi mais ubbite école la ñu am problème pour li ñuy jéem école yi dellu ci kër yi daal di koy libérer bon am na fi année boo xam ne sax dañoo bon def naa 2012 bi ñu doog a ñëw on était obligé sax police intervenir pour nit ñi génn mais population aussi ñoo war a xam ni ci nga xale yi ñooy priorité ak lu mën a xew moom dañoo war a jàng yow mi nekk ndox mi sax yaa am intérêt sa doom jàng tabaxal la kër bu nekk ndox mi donc kooku moom vraiment j'en profite ñaanuñu ko yàlla taw moom dañ koy ñaan yàlla àla kulali mais nag bu école ubbee moom nañu génn ci jàmm parce que bu ñu génn ci jàmm ministère day jël disposition obligé génne leen pour xale yi jàng parce que xale yi aussi seen doom lañu. par rapport ak mbas bi ñuy jógee aussi ñu gis ni que rentrée des classes bi dañ ko puusoon tëj bi tamit ñu ngi naan mois d'août incha allah la élèves yi di tëj donc est-ce que yéen a ngi xalaat rentrée bi da ngeen koy bàyyi octobre rek élèves yi am un mois de vacances wala da ngeen koy puusaat. non ren moom justement duñu dem ba novembre comme daaw. je pense que comme août lépp jeex. dina ñëwaat à la normale 9 août lépp jeex. donc vraiment mi-août ak septembre doy na pour vacances. d'autant plus que daaw xale yi. toute l'année presque dañ ko vacances donc octobre moom incha allah daañu ubbiwaat l'école yi pour dem jàngi. d'accord merci beaucoup. merci beaucoup monsieur Diagne damay jël question internautes yi rek balaa may dugal sama laaj man bu Limaamu Laay njëkkee. ci wàllu li nga xam ne moom mooy borom ñaari tur yi ca la desandi mu ne programme bi nga xam ne dañ ci dugal wàllu genre nee na loolu yéen ban xalaat ngeen ci am ak ban leeral nga ciy indi askan wi ci école yi. xam nga affaire genre santé de la reproduction yooyu ñu ngi koy jàngale ci école yi. ñi def science de la vie et de la terre SVT. dañ koy jàngale parce que affaire anatomie la dañuy jàngale nit ak yooyu ñooñu sax après ñooy dem ba defi médecine. loolu du problème ñu ngi ko ci jàngale mais affaire góor jigéen genre du dara lu dul genre équité comme jigéen ñi xale yu jigéen ñi ñu fexe ba ñuy jàng ñu fexe bañ a teel leen maye parce que aussi comme mariage am na divorce am na il faut ñu jàngal xale yu jigéen ñi parce que aussi jigéen nga maye ko
yàq jàngam mu dem sëy de quelques années mu ñëwaat ak ñetti doom jëkkër ji abandonné ko mais kooku dañ ko war a seetal donc jigéen ñi foog ñu jox leen seen chance foog ñu jox leen seen chance yooyu la ñuy wax genre mais ça n'a rien à voir ak affaire ay góor jigéen ak gars yi dañuy jàpp ne tendance boobu ñu jël ci loolu lay poussé parce que loolu li ngay wax yàgg na ñu ko fiy jàng ay biologie ak yooyu te daanuñ ko woowee noonu c'est-à-dire bu ñu ñëwee tey ñu ne genre question genre mooy xaw a nasaxal ne un peu pour xaw a nuancer pour dugal loolu la ko nit ñi jàngee ñuy génn sax surtout ak waa mouvement bi ku ko fi bëgg a dugal tamit ku ko bëgg a ñu génn war la dama ne école sénégalaise curriculum parce que pour li ñu jàngale ñun dañ koy wax lan dañ ko bind moom la ñuy wax curriculum ak programme officiel nga ci biir curriculum bi wala programme officiel bi dama ne doo fi gis lenn luy niroog affaire góor jigéen parce que nag gis nga ñi nekk ñaan ñi di wax gën ñoo nekk ñi nekk ci ministère bi wala ci nekk état bi jullit boo demee ci ministère ci état bi ay sëriñ a nga fa ay doomi sëriñ ay sëti sëriñ ay boromi daara boo demee par exemple ministère éducation nationale am na inspection des daara dañuy tabax am na inspection des daara école catholique yi da nga ko gis fii donc loolu moom mbirum góor jigéen gisuma fu mu mën a jaar ba dugg suñu système gisuma ko. ayca merci beaucoup li nga xamante ne ni moom mooy wàllu examen yi mën nañ xam parce que coow li am na ci examen blanc bi indi na ay interrogation yu bari ci askan wi ñu ci bari lu ñu bëgg a xam ci question yi fii ruus moom mooy nan la ñuy tànnee yooyu épreuve. waaw bu dee examen blanc. ñi nga xamante ne bile dañoo cellules yi dañ koy dénk maanaam cellule mooy dafa am ci fu nekk ci académie bi ay collègues yoo xam dañu dajaloo proposer ay épreuve donc ñiy jàngale ñuy proposer ay épreuve parfois sax dañuy wax école bu nekk proposer ay épreuve ñu proposer bu ñu proposer jox ko IA moom mu tànn yóbbu CRFPE ñooñu nag fa la ñuy def comité de validation bu ñu xoolee ñooñu ñooy tànn sujet yi delloo ko IA ñu doog ko imprimer tas ko ci examen yi noonu la mës a demee mais nag parfois sax waxuma sax ay affaire góor jigéen parfois sujet yi day ma erreur fuite yi ak erreur yi parfois mu am fuite parfois parce que c'est compliqué c'est un processus très compliqué. man ndax yéen a ngi pensé tamit pour gën a sécuriser mbir yi pour ay fuite ay sujet yoo xam ne góor jigéen lay traité ak yooyu pour gën a mun a moytandiku yooyu. xam nga lii sax sant yàlla parce que mënoon na xaw ci bac bi. bien sûr bac voilà bac officiel bi. moo ngi ci xew. kii nag expérience lii lay jariñ saa bu amee dañuy tax ñu gën a vigilant parce que am na ñu nekk ci biir malheureusement ci ñun bëgg a yàq système bi bëgg ko yàq coûte que coûte ndax affaire politique wala affaire lii wala affaire wala mais chaque jour que Dieu fait su amee dañuy taxaw aussi nangu li ñu war a nangu que quelque part am na faille boobu bu ëllëgee ñu corriger ko donc noonu daal la ñuy doxee. ayca ma daanelee man sama laaj kon ci wàllu inondation yi ñu doon wax sànq ci classe yi abri provisoire yi Mati wax déjà yan jéego ngeen ci def moom dafa bëgg xam ndax wàññeeku na mu déet. waaw bi fi ñëw fekk nañ fi 8000 après fi mu wax ak yow nii ñu ngi ci 5000 et quelques. ndax li ñu ko bëgg a régler mooy entreprise yi dañuy tabax état bi fay lañ mais abri provisoire du nekkul rek classe kese classe la ak bloc d'hygiène ak bloc administratif ak mur de clôture. donc comme programme bi ñuy wax PROSAP commencé na donc Tamba la tàmbalee premier lot bi ñu ngi commencé dans abri provisoire yu bari mais li ci ëpp solo mooy li ko doon indi dañ na. li ko doon indi mooy li ñuy wax donc di autoriser ay dëkk ñuy ubbi ay classe maanaam damaa amoon primaire dama ko bëgg a def collège ñu la ubbil te amoo classe physique damaa amoon CM dama ko bëgg a def collège ñu la ubbil donc mais loolu amatul léegi ku bëgg a ubbi l'école forcément ou bien da ngay wane ne am nga classe wala état bi tabaxal la wala ay émigré wala coopération tabaxal la mais ku amul classe léegi dootoo ubbi donc. infrastructure yi avant ouverture.
justement. wàllum nawet beeg inondation man sama laaj fa la jëm dama ci dégg sànq nga lim bu takku ci école yi fi nekk ci bërëbu jàngukaay yi waaye lim lu néew ne ñi inondé matuñu sax 100. est-ce que du ni ngeen di xaymaa mbir yi moo tax solution yi di yéex yéen waa gouvernement bi parce que donte benn salle de classe la ay doomi réew mi ñoo fa nekk di jàng te seen jàng mën na cee sooxe ak seen avenir est-ce que du looloo waral solution yi di yéex ni ngeen koy soofantale. mais non parce que xam nga état continue am na fa am école yoo xam ni dañoo nekk ci bas fond ndox mi day affleuré c'est-à-dire taw bi saa bu xasee taw rek ndox mi ci suuf day génn fekk ndox mi ñëw jóge ci kaw te loo ci ban ay wàqi naan mooy boo gasee rek am ndox dafa nekk yoo xam dafa bas fond boo demee Colobane gi ay marécage la boo demee Grand Yoff c'est une crevette donc c'est une cuvette du moins donc c'est dire que dafa am ay écoles yoo xam ne problème bi mooy dañ leen tabax foo xam ne day inondé loolu aussi ñi ngi koy gérer mais loolu yàqul examen bi li muy yàq mooy day tardeel ñooñu ñu teel a ubbi école parce que souvent su école ubbee da ngay obligé woo sapeur woo service d'hygiène ñu évacuer ndox mi désinfecté avant xale yi di ñëw donc yooyu la ñuy wax mais nekkul la ñuy sofantal loolu parce que chaque année ñu tabax ay école bi ñu ñëwee léegi ñun rek tabax nañu presque 12000 classes tabax nañ ça veut dire que chaque jour ñi ngi tabax mais nag je pense que il y a 20 ans il y a 30 ans on aurait dû donc anticiper sur beaucoup de choses parce que écoles yi mën nañu gën espace yu gën a yaatu mën nañu aussi xalaat ni Dakar day màgg wala feneen day màgg ñu leen tabax en hauteur mais malheureusement on n'a pas anticipé loolu dab nañu mais nag vraiment ñi ngi tabax ay collèges ñi ngi tabax ay lycées ñi ngi daaneel ay abri provisoire di ko defaraat. merci beaucoup Ousmane en 3 minutes. waaw 3 minutes dañuy daaneel ci côté politique rek ndax moom mooy njiital ki lii di synergie républicaine ñu jëm ci ay élections locales. nga nekk Thiès ndax da ngay doon candidat. pour ci kanam Idrissa Seck. lui en fait c'est doo ko jëlee noonu. moom chef de parti la. man chef de parti la. je pense que dañuy dem ci ay élections ku ne li sa parti commandé moom ngay def. waaw moom yaa ngi ci Macky 2012. bokk ci nga xam ne Macky Sall moom la àndal léegi moom bu fekkee ne moom la Macky jiital yow du tax nga ànd ak moom. xam nga Macky dëkkul Thiès man maa dëkk Thiès. benn ñaareel ba. wala may demee Thiès sax bañeeru APR wala sa liste bopp ngay def. non ñun am nañu coalition Macky 2000 léegi sax du Macky 2012 VAR la mooy ndax dafa amoon ay entités yu bëri yu Macky 2012 dafa tasoon. dajewaat nañ ko ba mu nekk Macky 2012 VAR mooy véritable alternative républicaine donc bu fekkente ni bii jóowuñu ak benn bokk yaakaar VAR la ñuy demee comme en 2014 jóowuñu ak benn bokk yaakaar alliance 2014 la ñu demee parce que lii ay élection locale la président Macky Sall wutul ñun ñooy wut te man du ma nekk chef de parti dellu Thiès bon ñu may wax ni. naa topp ci benn ginnaaw militant beneen parti loolu. yow yaakaar nga ne tu faites le poids devant ay Idrissa Seck ak ñeneen ñi fa nekk. ci am Thiès bëri na kii ay ñoom Abdoul Mbow ñooñu. non xam nga bu dul woon Macky 2012 président Macky Sall du falu présidentielle yi 2012 Macky 2012 moo ko gagné ak ñun la ko gagné ñun ñooy Macky 2012 n'est-ce pas. du benn bokk yaakaar moo ko gagné Macky 2012 moo gagné woon élection yi booba. waaw loolu de léegi nag lu sotti dafay am borom. boo gisee Macky Sall am àndoon ak ñun c'est parce que dañoo am mbooloo xam nga ku am mbooloo ak ku siiw bokkul yéen ñi siiw ngeen xam mais ñun dañoo am mbooloo te li wér te wóor bu ñu génnee ci élection yi di ngeen ci xam dara encore une fois élection locale moom ay nawetaan la bu ñu delloo ci koñ bi ku nekk yaa ngi tànn da ngeen di nawetaan